ñetteel bi mooy état ñëw gunge la état daf lay gunge ci anam yoo xam ne daf ko def loi dañ ko rëdd xaatim ko du ay wax dem nañu ñu wax ñu bi ñu ñëwee loi bi tënk na ko bi ci jiitu mooy la gratuité du foncier maanaam ñun dañu dem jëndi parce que il faut ñu tàmbale parce que ba ñu demee ci premier ministre dafa woo ñu amee suuf si ni leen jox leen lii ñu tàmbale ba ñu waree jox loolu ba léegi mënuñu ko jox parce que même ñoom muy HMS Gap mënuñu dem parce que foofu disponible ndax ay problème interne loolu moo tax dàgga xol pa bi ñu waroon jox pour ñu demander ñun ak Sénégal bi yëpp ci am kenn amagu fa dara kenn démarré fa dara moo tax état bi actuellement mi ngi xool fan lay démarré d'ailleurs ministre bi lancé na ko keroog pour wax leen ni donc on a eu l'idée heureusement am nañ xalaat boobu ñu ni bu nu wéeru ci wax boobu rek bu nu xaar loolu nu ñu déem a defal suñu bopp pour wane état bi ñun kat fas yéene nañu dem nga ñëw gunge ñu ëllëg si biir waaye du tàgg ne dañu toog di xaar état pour mu ñëw yóbbu ñu déedéet ñun ñooy demal suñu bopp leneen fekk si parce que dem bi état mën na si ñëw banque mondiale mën na si ñëw keneen ak keneen mën na si ñëw lu ne mën na ci am yàlla rek a xam xanaa dañuy doon di ñaan rek donc si jàppale bi wax naa ko sànq mooy mën nañ la jox suuf donc suuf bi nga jëndoon boo demee ba jëndatoo ko def naa dina gën a woyofal liggéey bi ñuy liggéey ñaareel bi état bi nii bu ma gisee liggéey tegu na si yoon comme ni ñuy doxalee nii dinaa la jox li ñaan agrément exonération des droits et taxes subvention de la TVA maanaam loo xam ne daal booy andi matériel yu jóge bitim réew yoo xam ne defaree wuñ ko fii Sénégal karo sanitaire ak yeneen mu ni yooyu dinaa jox agrément boo xam ne doo fay douane doo fay ay TVA bu ko defee kër gi ngay tabax kii jaay gerte na si mën a jot parce que newuñu kër yoo xam ne social la rek dafa war a bon déedéet bu nu paree dañu xam dara parce que boo jëlee loolu lépp ba coût bi kii bi dina tax bi di nga mën a defar lu baax à moindre coût loolu la état wax beneen bi mu ni sax pour tabax bi gaaw dinaa leen accompagner ci garantie maanaam bu ngeen amee koo xam ne partenaire financier mën na andi alal bu takku xam ne du ngeen xaar cotisation yi te daanaka léegi ñu am lu mel noonu sax daanaka du ngeen xaar cotisation yi état di mën naa garantie pour seen projet yéen te ministre bi dégg ngeen wax na ko keroog nee na ci garantie boobu ñu diggoon askan bi ministre des finances xamal na ko ni ci taxe ciment boobu ñuy prélever di ko denc pour jàppale askan bi ci wàllu habitat jamono bi xayma nañ ko ci 10 milliards donc 10 milliards dugg na dans le cadre du fonds de garantie des logements sociaux mooy la FOGALA donc loolu sant yàlla donc ñu ngi suivre projet bi au niveau état ñu ngi koy suivre aussi au niveau de l'exécution ñu dolli ci leneen ñu ne bu ngeen réaliser seen projet kilifa bi moo ko wax ba mu ko xam ne mu toog mu ni dinañ ko gën a woyofal ba sax dinañ ko subventionner à 50% maanaam ki amee F3 social waroon fay fukki millions di fay temps par mois dina ko fayal 50% yi mu dikkee ko juróomi millions bu dugg ci këram fay la ci des loolu mooy avantage yoo xam ne bu ñu góorgóorloo mën nañ fa àgg parce que aussi àdduna noonu lay doxee état gis ngeen li ko dal jam ñaaju démarré na jox ko gars yi jam ñaaju kenn du ko fa alal beeg tasaaroon parce que ay coopérative yu mel ni ñun ak ay promoteurs ñoo dajaloon ni état mën naa mu jox leen accompagner leen ay milliards lépp France moo tax état bi mu yeewoo xam na ni mbir mi du doxee nii naa bàyyi nit ñi dajaloo jéem dem ma wóor na ma ni ñii kat ma leen joxee du yaaxu ma fekk si lan loolu mooy démarche état actuellement te sax loolu yàlla moo ko jëkk wane danaa la digg naa leen àjjana muy catholique muy jullit àjjana bi ma la digg nag mais il faut nga def lii pour nga dem àjjana noonu lay doxee mais doo xëy rek ñu jël rek yóbbu la paradis il faut nga am loo wane loo def nekk ci yàlla ne kii kat macha allah mi ci kii bi mu ñëw baaxee la ak ay teraanga nga dugg àjjana voilà donc pour dire que en tout cas yoon boobu moom si nañu tënku te si nañu nekk ba léegi am na ñun woon mënul nekk waaye bi ñu gisee kër yi commencé di jóg commencé nañu xam ne
ñii kat caaxaan yi parce que dans la vie dama koy wax yàlla dafa araamal pessimisme maanaam li mënul nekk yàlla dafa ko araamal lu mënul nekk amul dans la vie. toujours il faut prendre l'exemple du Rwanda guerre la woon guerre nit ñi di dee mais tey au bii population bi ñoo jóg ak seen volonté pour participer au développement du pays ànd ak président de la république bi parce que président moo tënk population bi jóg parce que bu ñu xaar ñi fi président teg déedéet ñoom dañuy exécuter li président wax ñun tam dañuy exécuter li président wax mbir mi foofu la nekk moo tax na ñun xaaruñu état boobu processus état boobu dem ci ministre bi monsieur le ministre non dox monsieur yi dañuy liggéey exactement li ñu war a def bu jotee ñoom li ñu war a def gëm nañu ñoom dinañ ko def donc loolu baaxoon na ñu koy rappeler nit ñi xam naka dañu tënkee le projet d'habitat bi nga xam ne émergence sociale boo ko doxal d'ailleurs bi askan bi xamee loolu ba comprendre loi boobu ci la tey jaaykatu caaf yi jaaykatu jën ñeneen ak ñeneen andi seen dërëm seen juróomi dërëm ñi seen fukki dërëm ñi seen juróom-ñaar ñu dajale ko mu doon ay millions yu takku macha allah ñu dem jënd ko assiette foncière Diobass site bi li njëkk jënd mooy Diobass d'ailleurs ban fa demee sax ci la am ñu ñëw bëgg fa démarrer projet logement sociaux état tuddee ko bu état waaye Diobass am na ñoo xam ne bu ñu déggee dañ ñaan ñun ñoo fekk état bi mais ñun ñoo fa njëkk démarré programme de logement ñun la ñoo nekk au niveau de Diobass xëy na dañ du def comme ñenn ñi rek moo tax xëy na génn gun waaye incha allah li ci kanam rawuli bët comme ni ñu koy waxee donc askan boobu dajaloo jënd loolu dajaloo tàmbali tabax bi nag du question dañuy def maison témoin taxaw déedéet fas yéene ne bu ñuy def cérémonie bi maison témoin di ngeen fekk yeneen fondation yu continuer liggéey bi di continuer parce que ñun fas yéene incha allah liggéey bi bañ a taxaw dëgg la kër tabax ko dafa yàgg ça prend du temps mais li ngi jéem daal lépp lu ñu mën pour accélérer ko le maximum ko defee ñu war a jàppale ñu bu ko mënul ñu jàppale suñu bopp ba fexe ba askan bi li muy xaar suñu mu gis ko voilà donc loolu mooy vraiment projet bi ni ñu ko tënkee rappel rek loolu parce que ku nekk xam na nan lañ ko tabaxee ba mu agsi ba fii du ma jóge fu sore nag parce que tey dañu bëgg AG bi ñu tënk ko ci yenn waxtu yi rek ñu arrêté parce que AG stratégique la maanaam bu ñu fi jógee tey rek suba am na benn liggéey bu di jàll automatiquement mais day fekk askan bi nekk ci premier programme bi je le rappelle ñi fi nekk ñooy premier programme woowu ñu ñëpp am na ci droit parce que dañ ko teg ci yoon ci loi ki nga xam ne moo am part sociale ki nga xam ne mooy cotiser te loi bi ni ki cotiser wul jàpp na ni moom bokkul ci projet bi loolu la loi bi wax ba ñu tënk programme bi lépp dañu toog waa ministère toog lire ko ñu ngi dégg ko baax waaye ku dugal dërëmam même boo matul 425 000 mais bokk ci programme bi parce que 426 000 yooyu baax na ma ñëwaat ci sax d'ailleurs xam naa madame Ndoye na si ñëw 426 000 yooyu nekkatul contrainte maanaam xojatul kenn pour nga dugg ci projet bi ban koy xoj nit ñi c'était pour forcer nit ñi ñu gaaw a matal ñu mën a démarrer waaye ban ko defee alhamdulilah am na ñu matal am na ñu andi ñeenti yoon plus que ça sax ba tax ñu démarrer dem jënd terrain commencé tabax donc ñii ñëw lu ñu leen di ñaax mooy dans le cadre de la cotisation bi nga xam ne ñoom ñoo ne weer bu nekk lii laa am ñu ni ko d'accord nañ si waaye du jàgg ni aw ma 425 000 bokk ma déedéet na nga fex ba daal li nga am par weer nga respecté loolu nañ ci ñëw ci garab maintenant information générale damay tàmbale ci comité sectoriel yi bu ngeen fàttali ko demoon nañu goxaan dem Pikine Thiaroye Guédiawaye fu ne dem nañ fa jamono yàlla ci gannaaw dajale suñuy membres yi dëkk si tund boobu woo leen ñu def ay réunion parce que dañu gis ni su membres yi bëree mënoo jël yenn décisions yi si assemblée générale bu mag 12 000 personnes ou plus il faut nga am ay délégué mooy lan mooy ñi nga xam ne ñooy représenté askan bi dëkk wàllu boobu maanaam Guédiawaye am na askan bu leen représenté dañ ko dagg plusieurs dagg sax Guédiawaye Nord Wakhinane Nimzatt ainsi de suite Pikine même chose ñoom Fatou Kiné ñeneen ak ñeneen ku ci nekk am wàll boo jël Thiaroye noonu lañu ko defee daal ba délégué bi léegi bi loolu amee woo nañu délégué yi si boppam
ban date la woon assemblée générale extraordinaire le 22 juin 2019. le 22 juin nañu woo délégué yi nga xam ne ñoom ñoo représenté mbooloo bi ñu toog waxtaan ak ñoom waxtaan bi ñu ko tàmbali ci suba ba 18h jour boobu fan nañu añee ñun ñëpp y avait plus de 100 personnes ñu maanaam ay atelier la woon ku ci nekk ñu jox la dossier ñu toog di étudier étude boobu nag def nañ ko nu mu waree étude boobu du suñuy wax du suñuy xalaat du suñuy kàddu ñun conseil d'administration du sama décision man président conseil d'administration et coordinateur du projet dama jël lépp jox ko askan bi ñu def seen choix tànn ni nii nañ ko bëggee mu doxee ñu tam ñu bind nii nañ koy doxalee loolu nag nañ leen indilaat tey ñu gën ci waxtaanaat pourquoi pas jëm ko waaye falaat wala ñu téyewaat ko wala ñu xool liñ ciy dindi jël leneen jël leneen nag il faut ñu présenter leen leneen ngeen mën ko dindi effectivement te loolu bi mu amee nag liggéey bi tàmbali na dinaa bàyyi après madame Ndoye mu ñëw andi leen tuuti assemblée générale yan point nañ fa tënkoon mu gën a leeral ci bopp ku nekk pour wax leen ni bi ñu ko tënkee ci base boobu nañu tàmbalee liggéey bi baax si ba fii am comité technique mooy ay ingénieurs ay architectes yoo xam ne su ñun nañu bokk am na yoo xam ne bokkuñu si ñun dañu ñëw gis social bi ñuy def ñu ñëw jàppale ñu gratuitement maanaam ñoom ñooy ñëw chaque deux fois par semaine ñu dem ci chantier ba xool contrat bi ñu signé ñuy tabax ndax ñooñu ñu ngi koy respecté xool ndax fer bi ñu wax ndax jënd nañ ko xool ñaata suuf lañ di jënd xool li ñuy tabax brique bi ban dosage maanaam di xool techniquement parce que dañu bëgg andi lu bees maanaam dindi fi li nga xam ne autant dañ naan social yi ñëw rek tabax tax sotti la benn kër yow doo bëgg du dul boo dëkkee yow jël kër gi rek sànni fale daal di démarré waat loolu nag nañ loolu dafa war a jeex parce que nit ñi ngeen baal ma ci kàddu bi nit ñi du ñu ay xar ay nit nañu ni président di dundee noonu lañu war a dundee maanaam sécurité bi mu am sécurité boobu nañu war a am suñu dëkkuwaay moom moo ko wax de président moo ko wax mooy le logement est un droit humain fondamental un droit bu ne woon droit rek yam ci mais def na un droit humain boo nee humain yaa ngi tudd parce que nit ki dignité nit ki décence bi sutura si donc fi nga nekk dafa war a baax ñun bokk moom la ñuy tàndal incha allah moo tax ñu créé comité technique bi di seetu liggéey bi bu baax bu amee ay anomalie quelque part ñu reprendre ko waxtaan def réunion de chantier def PV yi ñu ne fii nañu toll tey fee nañu war a dem ëllëg lii defoon nañ ko lii nañ ko dindi nañu def fii mur bi fii nañ ko defee nii fii nañu war a yaatal nañ ko yaatalee nii ba ñu agsi ba fii di sant yàlla donc ci waxtaanu assemblée générale extraordinaire boobu nañu tënku ba agsi ba nii ak suñuy partenaires yi xam ne délégué yi ñoo ko validé ñu liggéey si